mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi jégalu bu baax a baax ci tardement bi ci xabaaru marax yi dalee na jàmm li ci gën a fës. bokk na ci li nga xam ne moom mooy Covid 19 di lawal ci li nga xam ne kon moom mooy loraange yi muy teg askan wi daanaka benn secteur mucc ci ba ci dem beeg dëkk bi ci mbeex mi diggante Ndakaaru ak Sigicoor ki ñu dénk wàllu woowee moo ko daal di xamle ne nag lépp luy seen ëpp ameel dafa wàññeeku bu baax ci mbas mi dañ ci dikk ni mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi bu jàllande. ajub màkk ren gi xam ngeen ne du am ba tax jaaykatu xar yi ne nag jafe-jafe dëgg la ñuy jànkonteel ndax xam ngeen ne la doon des ci xar yi ajaratu yeeg alaaji yi ñoo koy jënd ci ginnaaw seen dikk fi ci Sénégal ci nganale yi daan ci ànd ak Ndeye Nancy Diop Diouf ci biir xabaar yi. Abdoulaye Dieye moom mooy jàmbaaru Ndingler bi ràññeeku lool ci coowul suuf li jolli diggante Babacar Ngom ak askanuk Ndingler moom nag sunu naataango yu réew mi quotidien ñoo ci def ab jàngat jagleel ko xët wu yaatu Abdou ki ko bind di Serigne Cheikh Moussa Sarr dana ci indi leeral ak El Hadj Malick Cissé laata njeextalu xabaar yi bu calande mbokk yi kon loolu gën a fës ci xëtu xabaar yi nees ki duñ ciy faram fàccee. mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV xabaaru marax yi des koy tàmbali duñu ko junjee ci ndorteel ak dem beeg dëkk bi ci géej gi diggante Ndakaaru Sigicoor kuréel gi ko yor di Kosama ne nag dañoo loru bu baax ci mbas mi ndax lépp li nga xam ne seen dem beeg dikki la te ñu doon am koppar yu bëri dafa daal di wàññeeku wax ci dolli nit yi ñu doon yóbbu itam wàññeeku bu baax a baax ki ko xamle moom mooy directeur exploitation bu Kosama ñu ànd ci leeral ak Adama Sarr ak Souleymane Menga. mbasum coronavirus bi daal di am njeexintal lu am solo nag ci li nga xam ne moo di dem ak dikk bi ca Sigicoor rawatina si ñuy jaar ci wàllu géej gi lu ëpp nag si seeni marchandise ak itam la ñuy dundee daanaka ci bateau yi lañ ko doon jaarale ñun ñoo leen doon yóbbu li ci ëpp ci seen ay affaire bagage mu nekk lépp lu nekk affaire lekk ci épicerie mu nekk lépp affaire bagage yi ci industrie yi ci commerce yi ci marché yi et cetera donc yooyu yëpp tey jii suñu gaal yi moo ko daan yóbbu daan nañu def ñett ba ñeenti voyage par semaine. lu aju nag ci dragage port bu Ziguinchor li ni mel daal dina tax bo lii di anacarde bi jaarale tuñ ko ci tali yi wante ci géej gi lañ koy jaarale ndax bateau yu mag yëpp mën nañ di teer ci port bu Ziguinchor. xam nga port bu Ziguinchor xóotul woon xóot boobu état bi ak ay partenaires. jël mesure ba nga xam ne gasaat nañu embouchure bi muy côté jóge ñu gas embouchure bi ñetti mètre la woon ak genn wàll ñu dem léegi juróom-ñaari mètre ba genn wàll ce qui fait que ni tey ji ay navire yoo xam ne yu gën a rëy mun nañu romb di jaar ci embouchure bi pour ñëw port Ziguinchor donc loolu projet la bu am importance boo xam ne ci diggante mi ngi ko tuddee Orio mu nekk diggante Sénégal ak hollandais yi mat na sax lu mat ñaar fukki milliards ak ñaar lañ ci def pour mën a gas loolu. lu aju nag ci tàmbaliwaat dem ak dikk bi ci diggante Ndakaaru ak Sigicoor ci wàllug bato yi ñi nga xamee ne ñoom ñoo di waa Kosama nee nañ nag ndigali état dongo la ñuy xaar. Adama Sarr jërëjëf mbas mi tolluwaayam ci Sénégal xam nga ne nag limub ñu ko am ci réew mi mu ngi gën di yokk ñi ci ñàkk seen bakkan itam ndax nu kazalika rawatina nag ji tëdd ci Sowtas ni ki tey jii juróomi nit ñoo ci ñàkk seen bakkan ci mbas mi lu toll ci juróom fukk ak ñett nekk ci Sowtas naka noonu itam téeméer ak fanweer am yees wopp gi ñu ànd ci leeral ak docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. ci junni ak ñett téeméer ak fukk ak juróom test yi ñu def. téeméer ak fanweer ñoo ci positif ci ñooñu am na téeméer ak juróomi cas contact mooy ñi nga xam ne feebar bi ñu ngi ko jëlee ci dañoo jotoon a jaxasoo ak ñi amoon doomu jàngoro ji mu am ñaar fukki ak juróom li ñuy tuddee cas communautaire mooy nga xam ne dañoo jot jàngoro ji waaye dañoo xamul ku leen ko wàll ci ñooñu nag Kaolack na ci ñett Kër Massar am ñett Mbao am ñett Mbour am ñett Kédougou am ñett Saint-Louis am ñett Bounkiling am benn Dakar Plateau am benn Guédiawaye am benn Kolda am benn Médina am benn Pikine am benn Rufisque am benn Sédhiou am benn ak Touba aussi am na benn
juróom-ñaar fukk ak ñett ñu ngi ci suñu service de réanimation yi juróom fukk ak ñett astafurlah ma baamtuwaat juróom-ñaar fukk ak ñett ñu ngi ci wér nañu bés ni ki tey juróom-ñaar fukk ak ñett wër nañu bés ni ki tey kon bu ci yàlla àndee dinañu génn juróom fukk ak ñett ñu ngi ci réanimation juróomi nit ñoo ñàkk seen bakkan ni bésu démb ajjuma ñaari fukki fan ak ñeent ci weeru juillet bi ñu nekk ñeneen ñu des nag ñu ngi am tan Ndakaaru capitale bu Sénégal xam nga ne nag dara li moom ma ngi mel ni potolamp ci biir réew mi ndax foo tourné sànni sab gët di nga ko fa gis dëkkandoo nag bu ñagas moo am ci ñi nga xam ne ñoo samp seen daral ak borom kër yi ndax léeg-léeg ñagas-ñagas ba sax ay dënn di ci daal di jóg ba tax ñoom ñi nga xam ne ko ñoo dëkk ci sës rëkk ci dara li ñu ngi sàkku ci mairie ngir ñu indi saafara seen dëkkandoo gile ñu ànd ci leeral ak Ndeye Nancy Diop Diouf. feetu tabaski di jublu si. mbeddu Dakar yépp fees ak ki géttu xar li ni mel sonal lool ñu fa dëkk mais mu xar yi di leen tànqal lool li ni mel mën a andi ay jafe-jafe ci diggante ña fa dëkk ak ñay jaay xar yi. yenn saa yi nag dañuy déranger problème bi bu tawee nii moom day xaw a gênant quoi ndax li nekk ci xar yëpp day wàcc ñëw ci buntu kër yi. dañuy sonal nag problème bi mooy lu mel ni bu amee il faut ñu wut ay genre douche yoo xamante ne dañ koy teg à côté dañ nettoyer xar yi def ko ci saako automobile bu ñëwee ngeen tur ko foofu mais en général nag nii lañ koy bàyyi ba après tabaski ñu ñëw même fii nii maire bi moo mujjee fay borom charrette yi ak ñuy balee fii ñu kii ko ñu nettoyé ko loolu dafa métti trop itam. il faut que waa mairie bi ñoo war a ñëw di leen surveiller bu baax a baax di leen wax ñu nettoyé bu baax boo ratoo automobile bu ñëwee nga tuuri ko sànq rek loolu la leen wax léegi. sëñ bi dolli di ñu xamal ni li ni mel daf leen di déranger loolu ndax dañu am rek ñi nga xamante ne ay malade yu tëdd feebar. ndax déjà pa bi dafa feebar xam nga et puis ak yeneen xeet yi baaxul daal waaw baaxul mais amuñu ci solution. soxna si di ñu xamal ne moom rek dafay am jafe-jafe ngir jéggi dem ca marché ba ndax yooyu la xar waaye it li ni mel da ko yàqal rek li nga xamante ne mooy njaay mu sew ba muy def ca buntu këram. doo am foo jaar bu njëkk ba fii lañ daan jaar fii ni fi ñu teg xar yi nga continuer dem marché mais da ngay obligé wiiri jaara ne te boo rombee ci biir xar yi ñu mel ni man da nga ragal da tam ñu mbëkk la te wóoroo xet gi dafay maar day taali mujj su may jaay fii damay def eau de javel ak yëpp ndax xet gi weñ yeeg yëpp damay yor sama uppukaay du upp muur sama njaay mi ba mu weex taal mais daal mi ngi noonu daal dañuy ñaan yàlla rek yàlla jëli leen fi ci jàmm ak salaam mbas mi tamit yàlla jëli ko fi. ñi nga xamante ne ñoo dëkk fii ci rue 10 maire ba futtu di ñu xamal ni rek waa mairie bi dañoo war a jël ay matukaay ngir li ni mel mën faa jóge ndaxte xar yi bari fi lool sonal na leen. yéen a ko jooyantil seen bopp bi la reportage Aïssatou Diack lañ ci àndaloon maa ngi leen ko junj ci ndorteelu xabaar yi ajub màkk ren gi du am ba tax ñi yëngu ci wàllu njënd meeg njaayum xar yi ñoom nag ne am na leen loo xamante ne kon mën na ko indi gàllankoor ndax nag ajaa yeeg ajaratu ak ñi nga xam ne alaaj yi saa wu ñu dikkan ci réew mi ba duñu leen di ganale dañuy jëfandikoo yooyee xar ngir rek mën a bégal ñi nga xam ne ñooy sërib ñooñ waaye nag comme mbas mi ci Sénégal mi ngi fi ba tax nag ñoom kon foofu ñu daal di indi joyanti ci seen njaay loolu lépp nag am leen loo xam ne dina ko indi seen wàllu koom-koom Ndeye Nancy Diop Diouf reportage. bu njëkkoon xar yu jarul ci tabaski bi jaaykat yi dañ leen doon jaay ñiy waajal tertu ñi aji woon màkka waaye ci jamono yi ñu toll yile jaaykat ñu ngay wëy di béral seeni tiitaange ci bile mbir. ñu ngi gis ujaaj yi daanaka dematuñu màkk mu doon loo xam ne nag dinañu tiital tuuti parce que après duñu xam nu muy demee tey daanaka xar yi après dañuy obligé di xaar yenn baptême yeeg affaire yooyu noonu xam nga ñu doog a mën a jaay te loolu nag dina metti daal si ñun daal. dañuy am problème jaay ndax bu njëkk da nga daan xaar ujaaj yi ñëw buñ ñëwee ñooy mën a jëndaat xar yi si yéen xam nga à des prix yoo xamante ni prix yu raisonnable lay doon parce que moom boobaa ujaaj ñoo si mën a jàpp bu baax mais cette fois ci moom ça sera un peu difficile. jamono yi ñu toll daan na fekk mbokk ñu aji woon màkka ñëw def ci seen commande ba noppi. am ñoo xamante ni dañu daan commande réservation bu ñu xamee ni ujaaj bi moom comme boo ngeen amee kii yenn affilié wala contact yi dañuy réserver nga réserver leen xar ay benn ñaar ba ñetti xar
yoo xamante ni buñ ñëwee rek ñoom da leen koy livrer yooyu da fekk jar na sax à l'avant balaa ñuy dem màq aju màq. jaaykatu xar bu jarlewut ba noppi war a delloowaat ay xaram loolee njeexital bu mag la ci wàllu koom-koom bu ñu ci yokkee yooyu lee xar sax mën nañu ñàkk seeni bakkan ci yoon bi. su desee solution bi nga xam ne moom la ñuy def mooy dañ leen di delloo dañuy luyewaat oto delloo leen. bon loolu pertement ak jafe-jafe yu rëy la parce que souvent da nga leen di delloo leen jëlee Dakar yóbbu delloo leen dafay encore beneen climat boo xam ne moom la ñu adopté mooy tax ñoom di ci gën a bëri dañuy dee seen biir yi di daw. waaye lu ci mënti am aju màkk gi ren moom dañu ko dàq te mbas mi moo ko waral loolee nag doon li nga xam ne jural na ñii di jaaykatu xar yi ay tolof-tolof ci seen wàllu koom-koom. Ndeye Nancy Diop Diouf di ko gërëm bu baax a baax société africaine de raffinage di SAR ñoom nag ñu ngi indi leeral ginnaaw ay xabaar yu wér ci Sénégal di wër ci taskatu xabaar yi ne nag lu jëm ci pétrole ak la mu làmboo dafa daal di manqué ñoom nag kilifa yi ñu ngi ci indi leeral ndax jàpp na leen ni kon réew mi lépp li fi am ci pétrole ak lu mu làmboo lu mate la ba tax ñuy dalal xel yi naka noonu tam lu jëm ci waa Sénélec nee nañu daal jàpp nañu ni lépp loo xamante ne ni am nañ ko ngir rek mën a jox askan wi nu mu waree wàllu courant ak yi ci des ñoom nag nee nañu kon lépp mate na ba tax ne lépp luy matuwaay jël nañ ko ngir nee nañu kon benn jafe-jafe bañ a am ci wàllu pétrole beeg donte mbas mi kon mu ngi fii ci Sénégal lu toll ci fanweer ak juróom-benn million sunu koppar moom mooy koppar yi nga xam ne jël nañ ko jébbal ko soxna yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaanu Mbuur jëriñ gu ñu dénk wàllub soxna yi ak njaboot gi moo ko daal di def moom nag ne lam ci jublu rek mooy fexe ba gunge jigéen ñi ngir rek lu ñu dippee kon seen nekkin gën a mën a nekk lu ñoŋ waaye itam jàppal leen ngir ñu mën a am xëy waaye itam am lu ñu jàpp ngir mën a suqali réew mi loolu nag day dugg ci programme bi nga xam ne dañ ko jagleel jigéen ñi mu toll nag ci téeméeri junni toll ci juróomi téeméeri million sunu xaalis ñu teewlu jëwriñ gi di Ndeye Saly Diop Dieng ministre de la femme ay kàddoom ci micro Aliou Kane. wax na tey nag dañ koy ñëw toujours ci liggéey bi rek indi financement jigéen ñi jàppale leen ci mbas mi ma def du département du Sénégal la choisi sama phase pilote fas yéene ko nag passer à l'échelle au niveau national incha allah indi financement jox ko jigéen ne leen nag da ngeen a sonn mbas mi dafay jaar ma bëgg a relancer l'économie du Sénégal parce que nag économie du Sénégal moo am solo ci lu ñu nekk mooy liggéey indi financement yi jox ko département donc pour jigéen ñi nga xam ne ay femmes entrepreneurs am na initiative parce que naan ku yee Mbuur ak jigéen ñi rek ci léegi nga leen di fekk di teel a yeewu bu mu tëdd nekk ci tefes gi jënd di jaay di transformé nekk salon de coiffure nekk salon de couture yi fii tourisme fii la sampataat kon fii la jigéen ñi liggéey fii lañ amee jom fii lañ nangoo liggéey fii lañ nangoo sonn président nag indi na financement jox leen ko ni ku nekk am 500 000 francs de francs CFA mun 250 000 maa leen ko may 250 maa leen ko lebal sans intérêt kenn du fay ouverture de compte kenn du fay dara 250 mooy fay différé 1 an def naa loolu président Macky Sall moo ko def à faire. liggéey bi ci administration bu Sénégal léegi mu doon lu mucc ay waaye itam méngoog jamono ndax état bu Sénégal dina daloo fii lu yàgg li ñu dippee data center ma nga ca Diamniadio li ñu ci jublu rek mooy fexe ba lépp loo xamante ne ni ay xabaar la ak i données te état bu Sénégal amee ko ñu mën ko fa denc ci anam yu mucc ay Babacar Seck ci leeral. fii ak ñaari weer gouvernement bu Sénégal dina mën a dencal boppam lépp li jëm ci wàllu xarala te administration bi di ko liggéeyee ndax bërëb bañ koy denc muy data center bi nekk ci Diamniadio daanaka pare na. donc data center bi nag luy mbëbëtam moom mooy ñu mën a héberger données yi nga xamante ne dana ko gérer pour état du Sénégal pour ministère du Sénégal yëpp. donc képp nga xamante ne administration nga soxla héberger une application nga soxla vraiment héberger ay infrastructure mun nga ko def ci data center bi loolu dina tax administration yooyu képp ku nekk ci ñoom mën a concentrer ci liggéey bi nga xamante ne moom la ko président Macky Sall dënk. dajale lépp lu état bi di liggéeyee te yittewoo ko ci benn bërëb dina may nguur gi muy xanal ay koppar sàmmaale si kéewu gi. parce que gis nañu ne pour def ay data center yu ndaw. ci ministère bu ne ay milliards lay coûter état bi c'est des dizaines voire des centaines de milliards qui sont dépensés pour non seulement defar data center yooyu mais surtout nag pour exploiter leen chaque jour parce que day soxla énergie day soxla climatisation day soxla ay nit ay ingénieurs yi nga xamante ne ñoom ñooy doxal tous les jours système bi donc loolu tey
yëpp dinañ ko éviter grâce à la mise en place de ce data center là. projet bi ñu tuddee Smart Sénégal te lii bokk na ci yeneen i mbir yoo xam ni ñu ngi koy liggéey. benn bi moom mooy volet donc Smart Safe City non donc Safe City bi nga xamante ne dañ ko jagleel wàllu kaaraange ville yi gën a mag Sénégal muy Dakar muy Thiès muy Saint-Louis muy Touba beneen bi aussi moom mooy wàllu éducation parce que ñëpp xam nañ ne réew pour ñu tabax ko foofu suñu éducation dëgër. fexe ba mbiru xarala kenn du ko ci raw réewu Sénégal mu ngi ciy liggéey jëmmali ko jumtukaay yi nga xam ni ñu ngi koy teg mën ko jariñoo ci secteur public bi waaye it ci secteur privé bi. Babacar Seck jërëjëf sunu natango bi di Aminata Mbodj moom nag mu ngi nekkoon ca Sud Communication fa la nekkoon moom la ñu samp kon directrice communication bu commission UEMOA nekk fële ca Burkina Faso ca Ouaga loolu lépp nag moom ne jaral na ko am waaye nag mbir la moo xamante ni kon ci mbagam la ko teg waaye lépp loo xamante ni làmb na ko ci liggéey dana ko ci fas yéene def ñu teewlu kàddoom. nomination bi nga xam ni président commission UEMOA Abdallah Bourema moom moo ko def wóolu ma ba nommé ma ci poste directeur de la communication de la commission de UEMOA dama ci wax rek ni dinaa ci def lu ma mën en tout cas pour mériter confiance boobu di wax également que li may def mu nekk sama àndandoo. xibaaru bitim réew benn ponk la dañuy dem ca Brésil ak seen njiitu réew di Bolsonaro moom nag xamal ni dafa amoon wopp gi di Covid-19 wér na ci waaye nag la ko wéral mooy hydroxychloroquine di mbir moo xamante ne kon professeur bii di Didier Raoult moo ko daal di def ba ñu ci bëri kon di ci mën a jëfandikoo ngir mën tàggali kook wopp gi di Covid-19 moom nag daal dina taxaw ci kanamu askan wi yëpp sant ba noppi gërëm ki nga xamante ne nii moom mooy Didier Raoult ginnaaw taxawaay bi nga xam ne am na ko ak hydroxychloroquine bi ngir mu mën a tàggali ko woppi Covid-19 maa ngi ko juñu njort ci ndorteelu xabaar yi ak li nga xamante ne nii moom mooy article ay bés bi ñu jagleel ko nag kenn ci jàmbaaru Ndingler di Abdoulaye Dièye ràññee ko lool ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu wi nga xamante ni mooy coow suuf di jolli diggante askanu Ndingler ak Babacar Ngom moom nag sunu naataango yu Rewmi Quotidien jagleel ko gëstu gu yaatu ab xët moomee di jàmbaar ji ki ko bind di sunu naataango bi di Cheikh Moussa Sarr indi na ci leeral ak El Hadj Malick Cissé. su amee xët yéenekaay bu fës ci réseaux sociaux yi ci semaine bi Rewmi Quotidien la ci seen xët bu njëkk ñu fësal photo Abdoulaye Nione ñu ni mooy héros bu Ndingler. Abdoulaye Dione moom mooy kanamu combat bi le visage du combat bu ñu ko mënee waxee noonu ndaxte gis nañu bu affaire bi commencé ba tey def ci am taxawaay bu am solo bi mooy mag la mënoon na wax ne que lu muy def ci lépp def na ko donc lii jarul mu ci sonn ndax def nañ ko xeetu proposition bu nekk te yenn information yi am sax mooy dem nañ sax ba jox ko ci xaalis mais nee na moom xaalis mi mënu ko jënd dara mënu ko jënd moom lu mu soxla lan la mooy ñu jox leen seen i suuf ñu mën a béy ñu jox leen seen i suuf ndaxte moom la seen i maam yi ak seen i ñi leen jiitu bàyyi pour Ndingler donc il a tout fait pour que ñu bàyyi leen suuf soosu comme ça ñu mën a continuer li ñu daan def. héros bu Ndingler wax ci kanamu ministre de l'Intérieur ni bañuñu ci dara seen suuf nañu soxla ngir bay. ki fi nekkoon chef village bi fës lool ci xeex bi ginnaaw ba leen suuf gi boole ak Babacar Ngom PDG bu Sedima. particularité mooy que ne da di personne boo xam ne dafa digne ndax dignité boo koy xool léegi ci Sénégal bëreetul ndax ñu bëri xaalis yóbbu na leen wala yeneen intérêt yóbbu na leen waaye moom dafa wane ne que carrément dignité am te wax na ko nee na moom dafa digne te ci loolu lay dee. donc même malgré proposition yi ñu ko def yëpp particularité am sa lan la moom kàddoom benn la bu nee déedéet la te gis nañ ko wane na ko ci combat ba yàlla tey may ko ci ndam ba ñu commencé waat seeni activité litige foncier ca Ndingler mu def juróomi at loolu lañ gis ci biir article bi moo tax journal bi ñëw def taxaw seetlu ci mbir mi fa mu tàmbalee
ba fu mu toll nii mu tuddee que chronologie de A à Z. xam nga booy expliquer mbir ay nit il va falloir nga wax leen d'abord lan moo wund loolu yëpp ndaxte coow li xam nañ ni mu demee affaire foncière yi nga xam ne temps yi lëmbe na réew mi ni nga ko doon dégg fii ci littoral bi fii ci Dakar waaye tamit ci biir Sénégal am na ay problèmes yu mel noonu Ndingler benn ci exemple yooyu la il a fallu que ñu wane ne que carrément kii di Babacar Ngom bu Sedima moo fa ne dafa am ay suuf ni ñu sa bëggoon développer ay travaux am population bi taxaw ne loolu du am loolu yëpp fallait ñu rappeler ko pour wane ne que fan la coow li jógee ba état du Sénégal tey dugal ci loxoom ngir wut benn terrain d'entente boo xam ne waa population Ndingler dinañ ci gis seen bopp. mbir mi dala ni ñu bàyyi waa Ndingler mën a bay ci nawet bi waaye médiation yi dafay wëyee ni enseignement bi ñu ci mën a jàng mooy que ne xaalis du moom mooy régler problème yëpp ndax tey bu fekkoon na xaalis mooy régler problème bi waa Ndingler tey bu leen proposé woon xaalis mënoon nañu bàyyi loolu waaye déedéet ñoom dañoo gëm seen tradition gëm li ñu doon gëm seen suuf xam ne lépp ñoom ci suuf si lañ ko mën a amee daanaka sax mën nañu am loo xam ne ci suuf si mooy ëpp liñ leen di proposé moo tax ñu taxaw temm ne ñoom dañuy seeni suuf lañ soxla dañoo bëgg a béy nañ leen bàyyi ak seen suuf ñu porté combat bi nag porté que de la plus belle des manières ba tey état bi dugal ci loxoom ñu am ci ndam état du Sénégal bu muy jël décision bi ñu koy rendre publique dañoo nekk dañ koy jël de manière provisoire le temps que paysans yi mën a dellu seeni terre ñu mën a béy waaye tamit man boo gisee sax sama article bi ma koy jeexal dama ne boo gisee état bi jël décision provisoire bi est-ce que combat bi Babacar Ngom bu Sedima perte ko définitivement ndaxte tey population bi déjà li xew li ñu jot a gis nee nañu ñoom du ñu bàyyi ñu wutal leen benn décision provisoire boo xam ne dellu nañ ci seeni terre donc gisuma lu tax ñuy bàyyi terre yooyu ngir di accepter leen. lu leer ba leer mooy ñi yeewoo ca Ndingler tàmbali nañu bayaat ci espace bi nga xamante ni juróom-ñaar fukk ak juróomi hectare la boobu la espace la Babacar Ngom PDG bu Sedima am yéene taxawal fa projet agrobusiness am. El Hadj Malick Cissé di jàmbaar doon waxtaanee jàmbaar dalal jàmbaar di góor gi Abdoulaye Dione ca Ndingler gërëm nañu leen mbokk yi ci seen ànd ak ñun ci ITV loolee la fa laajtu xabaaru maraîcher gërëm nañu ñëpp ñu ci jàpp ba lépp yemb rédaction bi jox leen dig daje 19h45 ci xabaar yi ci yaatal ci kàllaama tubaab ak Ousmane Monique Sagna fii ak boobu ngeen wéy di ñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf.